Aminata bu ñu déggee fi boo daanee léegi comme fi nga démarré la rek kon jigéen rôle central la ñëpp nangul nañ ko ko li mu représenté ci askan bi ñëpp nangul nañ ko ko léegi li des kay mooy xool na la toogee parce que dëgg la ay jàmbaar lañ muy kër ga muy liggéeyukaay ba secteur boo jël jigéen nekk fa di nga xam ne jigéen la ndax lu mu nekk dina si def jomam dina si def faydaam waaye nag dañu seetlu toujours dañuy am ay gàllankoor gàllankoor yooyu yow noo yaakaar ni dañ leen ci war a mën a taxawoo ba ku ne lu mu nekk mu mën ci gën a avancé. waaw jërëjëf madame jigéen moom ginnaaw bi mu nekkee jàmbaar de xam nga crise yi moo tax sax moom rôle am c'était dans la famille mais crise mondiale bi depuis très longtemps depuis les premières crises ci la jógee nag gis ni économie bi mu ngi sooxe ba dugg biir këram ba sonal biram këram bi nga xam ne moo daan indi mënatul indi ci la jógee nag moom ne moom tamit kon foofu muy indi sa jàpp si loolu moo tax muy génn kër ga ginnaaw bi muy yar njaboot gi di leen toppatoo dem di wuti ji moom moo waral jigéen jàng ba am yenn diplôme yi nekk gradé loolu tamit ay façon yi avancé la ci pour jigéen ah ñoom ay gàllankoor ba tey rek parce que nee nañu tamit bëri nañu ay gradé bëri nañu ay jigéen ñu capable mën te ba tey seeni place feesagul daal ci par rapport ak sunu góor ñi am nañu compétence yooyu tamit dañuy ñaan jigéen ñi rek ñu gën a booloo gën a nekk ci ay daje yoo xam ne dañuy gën a nekk benn sottante fa ay xalaat laajandoo ñoom seen bopp laajandoo seeni yelleef gën a àndandoo daal wàññi tasaaroo bi jigéen bi nga xam ne it aussi des femmes actrices de développement nga xam ne ñoom niveau bi demee mën noonu mais ñoom tamit gis nañ leen nu ñu ràññeekoo ci yoonu agriculture bi ña ngi ca mbay ba ñu ngi transformation agricole bi ñu ngi ci nekk ci foire yi di fa ñoom nga fay gis ñu nekk ay jàmbaar indi xeet produit bu ne rek transformé nañ ko indi ko à travers nag ay formation yoo xam ne nag suñu réew moo leen ci accompagner à travers yeneen agence yeeg yooyu ITEA ak ñeneen ak ñeneen donc mais li ma leen laaj sant ñoom dama leen di wax ni nañu booloo doon benn parce que tasaaroo du indi ku ne nekk ci côté ma di def mbiram du mun a dem ak fan ak niveau bu mënti doon nañu booloo doon benn xool nu ñuy def ba seen liggéey yooyu par département par commune ñu xool nu ñuy def ay daje yoo xam ne commune bi lay doon ñu xam ne ñii dañuy produire lii ñii dañuy def lii ñii dañuy def lii même bu dee artisanat bi couture bi coiffure yi ñu jéem a booloo doon benn ku ne si secteur bi nga nekk boo ko booloo mooy indi doole nee nañ groupe égale puissance lii benn mën ñaar ko mën dàq foofu tey boo toogee yow kese di kaas ñu ne kii fan la jóge ak fu mu bokk mais boo nekkee groupe ñëw di kaas di revendiquer di waxtaane seeni mbir dañ leen di bàyyi xel bu baax moo tax bool boobu man si laa leen invité ba nga xam ne pas mal de initiative yooyu mel noonu am na mais man tamit ci laa duggee ci biir ne xaaral jigéen ñi foog ma indi leen xalaatu booloo foog ñu booloo doon benn par exemple bu dee transformatrice si ñoom ku nekk yaa ngi sa unité wala nga transformé sa kër ak yooyu mais ñii am nañu autorisation de fabrication pour mën a yóbbu seen produit ci supermarché wala mën ko génne bitim réew am na ñoo xam ne amuñu ko ñu ngi produire seen kër donc seen produit yi day dem bu nekk bu ñu mën a jaay dara mais ma ne leen boo leen booloowee si nañ leen mën a defal leen formation suivre leen jéem leen a financé ngeen am benn unité de production même bu dee par département wala par commune ngeen di fa booloo di fa produire ngeen amandoo autorisation de fabrication pour pas mal de produits yoo xam ne nekk benn labelu département wala labelu commune ngeen jéem ko coacher daal di koy mën a jaay ci biir réew mi mu nekk produit de qualité ba dem aussi ba di ko génne bitim réew loolu exemple rek ci taxawaay bi ñu war a def li Aïda wax nag ni dañ leen war a gën a jox seen ak man je pense que nit ki waratuloo xaar on n'est plus au monde où on doit attendre sunu jiitu réew yi ñu ngi def lu ñu mën bien sûr des na nag des na ndaxte yaa ngi naan femme dem yi bitim pays yi gën a développé yi ñoo gën a autonome ñoom nag seen gouvernement jàppal na leen ci bu baax parce que ñoom ñëpp dañoo xam nu mu tudd dañuy organiser dëkk bi dafa organiser ba nga xam ne ku nekk xam nañ catégorie ba nga bokk ak fa nga bokk fii tam xëy na loolu liggéey boobu des na encore ci biir réew mi ñu xam ne femme yi lii lañu soxla jeunesse bi lii lañu soxla ñu ko di ko topp loolu xaw naa des mais nag femme cër part boo xam ne dafa revenir jigéen ñi revenir population bi yëpp en général maanaam dañu war a organiser wu wane suñu bopp nee naa la man loolu laa gëm
lu la wude bi gisee mu ne lay ëwalee te loolu mooy dëgg ñu ñëw defaraat suñu taxawaay ci naan booloo bi ma waxee booloo doon benn dimbali wante suñu biir dans le cadre de dans une dynamique de solidarité loolu mooy tax ñu gën a am doole bu gën a mën a wane suñu bopp ku ne motale sa morom waaw motale suñu bopp ba pare gën a mën a kaas suñu ay droit mais bëggatuma jigéen toog di xaar ñu ne da ngay autonome kenn du la fekk di la autonome dañ naan nit ki moom dafa autonome mais kenn mësul wax ne kii dañ ko autonomiser non mësul am moom mooy dem dañ ne nit ki dafa autonome da léegi ñu ne ah kii léegi la femme elle est autonome bien cette fillette là elle est autonome da nga koy dégg donc du lu ñuy def ci nit dañ leen accompagner nag jox leen ay finances jox leen formation mais le sérieux la rigueur l'endurance bi nga xam ne moom nga war a àndal pour jël sa am sa autonomisation utiliser fonds yooyu de façon optimale mooy ni mu gënee bu mën na yóbbu fu sori loolu ci yow la problème de personnalité la et de mentalité il faut que jigéen ñi gën a gëmaat seen bopp xam ne ni ñoom doole réew mi ñoo ko yor tout à fait mais nag mun nga am doole te doo ko xam le plus souvent ay na looluy am dañuy xeeb suñu bopp ñu bëri tey boo gisee ñu limité wu ci jigéen ñi mënu dem ndax dañu jigéen laa déjà est-ce que dis que bu ñu nekkee jigéen na déjà am na foo xam ne mën na fa egg am na doole boo xam ne mu ngi si ñoom suñ ko exploité ndax déjà dañoo tuuti seen bopp tout à fait par rapport ak moom li mu wax léegi tout à fait Mariam comme ni nga ko waxee léegi je pense que Amina wax na ko léegi ndax am na ñoo xamante ne am nañu leadership bu nekk ci ñoom am nañ luy nelaw ci ñoom mais ñoom jàpp nañ ne ñoom mënuñu dara jàpp nañ ne ñoom xamuñu dara mais pour ñu dimbali leen il faut que ñu wan leen gëmloo leen seen bopp que ni c'est possible mën na ne ndax am na ci ñoo xamante ne li nekk ci ñoom tey bu ñu ko weewee je pense que li mu mën a defar dafay bëri sànq sama sœur wax na ko que ni il faut que ñu organiser famille il faut qu'il y ait une bonne organisation bonne organisation bi ci ñoom lay njëkkee ñoom ñoo ko ñoom famille bu ñu organiser woo am fulla gu mat sëkk am fayda gu mat sëkk ndax tamit man je pense que am na foo xamante tey war nañ ko dépasser mooy tey la daan am yaakaar naa ni àdduna mi ngi dox jigéen tey bu fekkee dañ ko fekk mu toog amul mënul tey ki ko soxla day ñëw utiliser ko à son fin mën a bon ci politique gi ñëw jox ko t-shirt indi ko car ak 10 000 jox ko chandise indi ko 10 000 mais kooku loolu lay jàpp ni moom mooy développement te fa la yam mais pour ñu dimbali leen il faut que tamit ñu sérieux il faut que ñu sérieux te àdduna mi ngi dox te àdduna buy dox da ngay dox di ànd ak moom te aussi par rapport balaa may ñëw sax ci organisation de famille damay delluwaat tuuti ginnaaw mooy ci ñi nga xamante ñoo nekk ci service yi famille nekk ci service yi di liggéey man ba tey dama gëm ni dafa des ci autonomisation bi ndax boo xoolee bu ñu gisee benn góor bu nekk ci service am même background ak ku jigéen ki seen salaire du doon benn ndax dañ naan kii góor la kii jigéen la kii bu fekkee góor ki dañ naan góor moo yor kër góor moo lii góor moo laa te alors que femme bi yeneen responsabilité yi koy xaar këram bëri na mais en mais tant loolu que bokk na ci combat féministe parce que tout le temps dañ koy wax muy équité salariale. équité salariale waaw ñuy bokk même jàng même compétence yenn saa yi sax nga mu wax leen a mën fenn. très bien mais bu bës la parce que jigéen. waaw ndax loolu tamit il faut que tamit ñu def ci taxaw seetlu taxaw seetlu tamit pourquoi yamuñu pourquoi équilibre amul pourquoi ñu jàpp ne ku góor ki moo war a tànk chaque jour féete kaw pourquoi ñu jàpp ne société la. waaw pourquoi ñu jàpp ni chaque jour ki jigéen ki moo war a féete suuf loolu tamit il faut que tamit ñun jigéen ñi ñu def taxaw seetlu jéem a xool loolu aussi par rapport ak les femmes actrices de développement ndax jigéen ñi man gis naa ne sax léegi jàmbaar lañu ndax ñi ngi jëngu ci ay kuréel yu bëri mais li leen xaw a gën a tardé tuuti man damay wax ni banques yi aussi xaw nañ leen gàllankoor ndax tey femme bi bëgg autonome tey dem ci banque dem lebi ji fa su fa lebee 1 million banque ba tegal ko 7% kooku kañ lay autonome te il faut que ñu xool yan méthode la ñuy accompagner femmes yi pour ñu am seen autonomie bopp aussi beneen bi mooy par rapport ak produit yi nga xamante ni tey groupement de famille war nañ ko mën a def war organisation de famille
produit yooyu ñuy def man dama ne Sénégal ñun gënuñu suñu bopp ndax pour ñu utiliser li nga xamante ni ñoo ko moom sax c'est tout à fait un problème. consommer local wax nañ ko ba sonn. consommer local moom c'est tout à fait un problème dem jënd ji loo xamante ni tey. étranger la jógee. ñu consommer ko moom moo gën. moo leen gënal jënd li nga xam ne def li nga xamante ni tey soxna Amina moo ko def wala soxna Mariam moom moo ko def loolu tamit. ça veut dire que problème bi dafa bëri tellement que à chaque fois buñ ciy ñëw rek buñ ciy wax rek day gën a ñëw moo tax nag il faut que ñu jéem a xool naka la ñuy jéem a organiser femmes yi gëmloo leen aussi il faut qu'il y ait une sensibilisation boo xamante ne ku ci nekk nga xam ne affaire bi yow la te mbir mi bu développé mais suñu consommer local li ñuy def yëpp ci biir réew mi lay delluwaat mais loolu il faut que ñu ngi tamit comprendre ko bàyyi complexe bi te xam ne li ñu koy def suñuy soxna lañ koy defal seeni rakk lañ koy defal seeni jarbaat lañ koy defal et cetera et cetera je pense que sur ce il faut que tamit ça veut dire que fii métti dafa bëri fii métti dafa bëri trop ndax foo laal rek mi ngi métti aussi je pense que tamit man dinaa xaw a indexé tuuti aussi femmes yi ndax tey bu ñu ne autonomisation c'est vrai mais tey suñu yaay yeeg suñu tante yeeg suñu bàjjan yi dañuy gis ni tey dajale naa ba am sama benn 1 million sama benn 2 millions tey sama doom dañ ko war a takk chaque jour dama koy wax sama ñoom yaay ma ne sama doom dañ koy takk mais dañuy jël lépp li nga xamante ni dajale woon pendant 5 ans jël ko def ko ci benn bis boobu il faut que tamit mais ku ko fi deful ñu xas le waaw il faut que tamit loolu il faut que problème de société la loolu il faut que tamit ñu jéem a xool naka lañ koy jéem a fajee ndax feebar la góom la boo xamante ni mi ngi noonu dafa day waar li ñu naan le mal est tellement profond ça veut dire affaire bi dafa sori lool te boo ko deful njëkkee dañ lay sikk goro yi sikk la rakku jëkkër yi sikk la et cetera mais tey bu fekkee da nga nekk en voie de développement da nga war a nekk ci li nga xamante ni lu lay suuxat la tey boo demee ba egg foofu mais Sénégal boo amee ñëpp say mbokk la ñaa boo mënee ñëpp say mbokk mais boo nekkee ci yoon teg rigueur ne ci njub laay war a tegu mais da ngay bëri ay noonu lool ñun kii dafa metti te je pense que société bi dafa feebar te war nañ ko faj mais ñi ko war a faj man dama jàpp ni jigéen ñi ñoo ci njëkk ñoo ci war a dox ñoo ci war a wax ba mbir moomu